jërë ngeen jëf mbokki internautes yi nuyu nañ leen bu baax ziar leen amaat nañu mbégte del si ànd ak yéen comme niñ koy defee tous les jours ci xibaari géopolitique ci tension bi nga xamante ni nag ñu ngi koy nemmeeku ci Moyen-Orient bi ci guerre bi dox diggante Iran ak États-Unis ak Israël di wax ne bu fekkee gan nga ci seen bi aboneel nga bës cloche notification bi waaye itam nga partagé ko ba ñeneen man ci daal di jot dañuy daal dikkaat ak yéen ci li nga xamante ni nag moo daal di gën a fës ci géopolitique ñeel tension bi nga xamante ni nag mu ngi ci Moyen-Orient bi ci guerre bi dox diggante Iran États-Unis ak Israël di guerre boo xamante nag mu nga door depuis le 28 février ba tey jii daal mu ngay tar foofa ca Moyen-Orient ba donte ni nag jamono ji daat nañ fay nemmeeku ak tekkaaral ndax nag ab cessez-le-feu la ñu daal di amal boo xamante nag ci biir cessez-le-feu bi ñu ngay wëy di amal ay waxtaan di xool naka la ñuy def daal ba jàmm ji ñu nekk continuer daal ba kenn dootul yëkkati benn arme di ko jëmale sa morom ci pexe yooyu daal la ñu nekk jamono ji la waral ñuy amal ay waxtaan ci njiit yi nga xamante daal ñoo daal di diriger lu ni mel waaye nag teewul ay attaque indirecte daal waxoon naa ko la fois passée que ne dañ ko ci nemmeeku des fois waaye nag teewul daal ñu ngay wëy di amal ay waxtaan ngir nag guerre bi daal di jeex benn yoon maanaam jeex définitivement daal ba kenn dootul yëkkati benn arme di ko jëmale sa morom dañu daal di ñëw ci li nga xamante nag moo daal di fës ni ki le 6 mai bi ñu daal di dugg jàpp le 7 mai ab contrôle iranien du détroit d'Ormuz daal la ñu daal di nemmeeku jamono jile mu mekk beneen autorité boo xamante daal wala nouvelle autorité boo xamante daal ñi di waa terrain daat nañu koy teg tuddee ko autorité du détroit du golfe Persique ñoom lañ ko daal di tuddee ngir nag xool naka la ñuy def daal ba wéy di contrôler détroit d'Ormuz bile waaye ci jamono jooju nag ñoom ñii di waa Iran daal di nañuy teg ay conditions yoo xamante daal nii la ñu bëggee daal passage yi di jaare noonu ca détroit d'Ormuz waaye itam dañ koy daal di respecté muy daal di pay waaye li ñuy fay daal day doon seen xaalisu réew ñoom ñii di waa Iran waaye itam ñu daal di dégrammatiser li nga xamante ni moo di bancaires yi iranien yi nga xamante daal mooy banque iranien yi daal fa lañ koy daal di garantie mbooleem garantie boo xamante daal ñu ngi koy daal di def ci banque iranien yi lañ koy daal di amale waaye itam ay autorisation yoo xamante daal mënul ñàkk autorisation obligatoire lay daal di doon ñeel navire yi nga xamante daal ñu ngi lié ak Israël ak États-Unis ñoom ñi daal dañuy daal di fay waaye itam di amal ay sanction ñoo xamante daal day ñeel ñii di waa Iran ba tey ñoom itam dañuy wéy di interdit waaye itam di soumise li nga xamante ni moo di ay réparation ñeel ñi nga xamante ni ñoo di waa Iran waa États-Unis kon mu mel daal Israël et États-Unis moom dañuy wéy di amal ay réparation yoo xamante daal ñoom daañu ko amal foofa ca détroit d'Ormuz baa ngi ca daal di aju kon daal mu mel ni ñii di waa Iran moom seen ab contrôle détroit d'Ormuz bi dañ ci wéy di insister waaye itam di ci gën a dëggal seen bopp di wéy di miine li nga xamante ni moo détroit d'Ormuz bi waaye itam di ca teg ay conditions yoo xamante daal képp koo xamante ni da nga fay jaar faaw nga respecté yile condition ba ca jiitu mooy da ngay daal di fay waaye li ngay fay daal day nekk xaalisu réewu ñii di waa Iran waaye itam da nga koy garantie ci garantie yooyu nag day nekk garantie yoo xamante ci banque iranien yi daal lañ koy daal di amale ak ay autorisation yoo xamante ni daal dafay daal di nekk obligatoire ak navire yi nga xamante ni ñu ngi lié ñii di Israël ak États-Unis ñoom wala sax ñu daal di nekk ay navire yoo xamante ni daal dañu nungoo fay ñooñu daal dañ leen di sanctionné waaye itam daal leen di interdit li nga xamante ni rek moo di condition yi nga xamante ni ñii di waa Iran daf koy daal di teg ba tey ay sanction yoo xamante ni nag jàpp nañu ne ay sanction non respecté lañ ko daal di mën a tuddee daal dinañu saisir ay navire waaye itam ay amende yu toll ci 20% de la cargaison yoo xamante daal nekk na bépp écart boo xamante daal daan nay ñëw amal li nga xamante nag moo di ab perturbation ci li nga xamante nag moo di détroit d'Ormuz bi moom da nga am yile sanction réponse boobu nag nekk réponse boo xamante ni ferme la bu ñii di corps des gardiens de la révolution islamique daal moo ko daal di amal ñoom daal jamono ji dañoo teg seen ay sanction yu dal ngir képp koo xamante ni daal da nga pare pour perturber lii nga xamante ni daal nañ koy teg comme ay conditions képp ku ko d'accordul daal bëgg faa jaar moom daañu dal sa kaw bu baax a baax a baax a baax ak ay amaan yu méttee daañu ko teg sa kaw ba tey dañuy dem ci ay zone étendue yoo xamante ni jamono ji ñi di waa Iran daat nañ koy publier dañu publier benn carte ca carte bi nag daal nañu inclure li nga xamante ni moo di Fajara ak Xor ak Faxaan yi nga xamante ni nag mu nga nekk foofa mën nañ ko tuddee Faxaan au Jo porte yoo xam dañ ko daal di utiliser pour contourner li nga xamante ni moo di Ormuz bi détroit d'Ormuz bi kon mel daal ñoom ñi dañuy wéy di gérer li nga xam moo di détroit d'Ormuz wax nañ ko tout à l'heure ñoom daal ñu nga wéy di nekk di ko maîtriser waaye itam di ko contrôler ci ay conditions yoo xamante ni nag ñëpp dañ koy daal di respecter wala ay sanctions daal ci seen kaw ba tey dañuy daal di des ci ay
opération militaire yoo xamante ni di waa États-Unis ñu ngi koy amal ak ay riposte yoo xamante ni Iran itam ñu ngi koy wéy di amal ndax la fa passé wala démb rek maa ngi leen laan ñii di waa États-Unis daal dañoo amal ab projet Freedom ñeel li nga xamante ni nag moo di dédouane d'Ormuz bi de ñoom la ñu bëggoon mooy daal di ñëw nag daal di wàllu navire ya fa nekk yañ bloqué ngir ñu daal di jàll normal waraloon ñu daal di amal ab projet Freedom bi le projet nag daal nañ koy bi le projet nag daal nañ koy éliminer mujjee nañ ko daal di suspendre ñii di waa États-Unis daal daal nañ koy annoncé ginnaaw ba ñu annoncé ne dañu amal projet Freedom boo xamante ni daal na toll ci 15 000 soldats ak ay destroyers ak 100 avions yoo xamante ni daal dañ koy daal di escorter ci navire yi pour lile daal ñoom ñi kii di Donald Trump daal daal nay suspendre lile brièvement mën nañ ko wax suspend brièvement l'opération kon bi lépp opération daal mujjatul antu bu ñu sukkandikoo ci Donald Trump moom moo ñu ko daal di xamal moom daal nee na projet Freedom bi mu namoon a amal foofa ca détroit d'Ormuz bi da koy daal di bàyyi ba jëmmi jamono ji nag moom mi di Donald Trump dafa jàpp ne ñu ngi waxtaan te waxtaan yi mu ngi am ay avancement te am na yaakaar ci ne nag dinañ tënk ay accords yoo xamante daal dana waral jàmm dellusiwaat lii la nag moom jamono ji moo ko daal di xamle ci demande boo xamante ni di waa Pakistan jamono ji ñu ngi koy daal di amal ba tey ñu des ci attaque yooyu nga xamante ñu ngi koy wax tout à l'heure muy Iran ñoom itam général Danken moom mi nga xam daan nay amal daan nay wax que ne 6 frappes sur force États-Unis ak 9 sur navire marchand 2 porte conteneurs saisir nañu lu toll ci 10 attaques depuis le cessez-le-feu de États-Unis disait que c'est en déjà du ciel kon mu mel ni daal ñii di waa Iran ñoom daal dinañ wéy di attaqué ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci général Denken moom daal ñuy xamal ne ñii di waa Iran daal jamono ji nga xamante ni ñu ngay amal ay cessez-le-feu ñoom ñu ngi wéy di frappé ndax frappé nañ lu toll ci ay 6 frappes yoo xamante ñu ngi ko amal ci force yu États-Unis waaye itam 9 sur navire marchand ak ñaar yoo xamante ni daal ay porte conteneurs yoo xamante ni daal dinañ koy saisir waaye itam 10 attaques yoo xamante ni daal dinañ koy amal depuis le cessez-le-feu kon mu mel daal jamono ji ñoom la ñu daal di xamle daal mooy ñii di waa Iran daal jamono ji ñoom ginnaaw amal nañu cessez-le-feu teewul ñoom ñi ngi wéy di amal seen ay attaques loolu yëpp nag ñii di waa États-Unis lañ ca daal di xamal ñoom en déjà du ciel pour relancer une guerre kon mu jàpp ne daal ñoom ñii di waa Iran daal ñu ngi relancer waat guerre bi ci jamono ji nga xamante daal ñu ngi amal ay cessez-le-feu di waxtaan bilan bi nga xamante ne daal nañ ko ci nemmeeku muy ay bilan des dégâts yoo xamante daal nañ koy nemmeeku foofa ci bu ñu sukkandikoo ci Washington Post moom daal moo ñu xamal ne lu toll ci 228 bâtiments ay équipement ak ay équipement yoo xamante ni moomeelu États-Unis la daal nañ koy touché bu ñu sukkandikoo ci satellite Iran abat un drone États-Unis dans le détroit d'Ormuz kon mu mel ni daal ñii di waa États-Unis jamono ji daal Washington Post mu nga naan lu toll ci 228 bâtiments équipement États-Unis daal dina koy touché selon satellite bu ñu sukkandikoo ci satellite kon daal ñoom ñii di waa États-Unis moom daat nañuy attaqué foofa ca Iran lu toll ci 228 bâtiments yoo xamante ne ay équipement la ak ay équipement yoo xamante ñoom waa États-Unis ñoo ko def waaye nag bu ñu sukkandikoo ci satellite mooñ ko daal di xam nal waaye Iran nag moom daat nay abattre foofa ca ab drone boo xamante ni drone États-Unis la foofa ca détroit d'Ormuz ba kon daal mu mel ni kenn ku nekk des fois da ngay xool ay pexe waaye itam Iran wax naa ko tout à l'heure que ne ñoom daal dañuy wéy di contrôle détroit d'Ormuz ba waral daal képp ku bëgg jàmm wala képp koo xam ne bëgg a mucc daal moytul détroit d'Ormuz bi jamono ji leen ndax ñi di waa Iran daal dañ ci teg seen bakkan ngir daal di koy contrôler diplomatie yi nga xam daal nañ ko ci nemmeeku ak ay positionnement États-Unis jamono ji ki Donald Trump mu nga naan Iran n'a aucun sens tout est anéanti moom daal nee na Iran amul benn sens ndax jamono ji daal anéantir nañ seen lépp lu ci mel ne seen lépp Rubio moom nee na les dirigeants iraniens sont fous moom loolu la moom mi Rubio daal nee na njiiti ay Iran yi jamono ji daal la ñu jàpp mooy ñoom dañoo dof ndax nag jamono ji ñu ngi demander à la Chine de dire à l'Iran qu'il est un mauvais garçon kon mel daal ñoom ñi di kii di Rubio moom ginnaaw ba waxee njiiti Iran yi ay dof lañu moom mu ngay sàkku ñi di waa Chine daal di wax Iran qu'il est un mauvais garçon kon mel ne ba tey daal yëf yi kenn ku nekk mu ngi xool naka la koy defee ndax bu États-Unis taxawee ne anéantir la ñi nga xam ñoo di waa Iran yi taxaw jàpp ne guerre bi moom wax dëgg yàlla fi mu toll nii ñoom gagné nañu ko ba def seen bilan
Iran ba tey foofa ca Pakistan Pezeshkian du moins Pezeshkian moom mi foofa ca Iran Pezeshkian moom nag mu ngay exiger à ce que États-Unis irréaliste mu ngi naan exigence États-Unis irréaliste ils veulent pression max soumission ci bu ñu sukkandikoo ci corps des gardiens de la révolution islamique moom nee na toute force étrangère dans Hormuz sera prise pour cible kon mu mel ni ñoom ni daal kenn ku nekk mu ngay xool ginnaaw ba nga xamante ni ñi di waa Iran Pezeshkian mu ngay exiger mu nga naan mu ngay amal ab exigence que États-Unis irréaliste ba pare moom nag la mu daal di wax kay mooy ñi di waa États-Unis daal la ñu bëgg mooy teg pression ab max de soumission waaye itam ñii di corps des gardiens de la révolution islamique ñoom nee nañ bépp force étrangère boo xamante ni nag dans le détroit d'Ormuz sera prise pour cible kon dañ lay jàppe daal comme cible bépp force étrangère daal comme cible lañ lay jàppe jamono jile ba tey ñu daal des ci lu ni mel ndax foo ca Chine wàkk yi moom nag daal dinay soutien à la daal dinay wax que ne soutien à la souveraineté iranienne et à la solution diplomatie moom nag daan na koy rencontré par Arashi Wakim yi à Pékin pour un cadre post-guerre kon mu mel ni daal ba tey yëf yi mu ngi noonu foofa ca Chine am na yeneen fee yoo xam ne daal dinay marqué ndax blocus bi nga xamante ni ñu ngi ko doon wax tout à l'heure muy NYT bu lu toll ci 1600 navires yoo xamante ni ak 200 ak 20 000 marins yoo xam daan nañ leen di bloqué foofa ca détroit d'Ormuz ba kon mel ni daal ñoom Iran ñu ngay wéy di bloqué ndax bloqué ñu toll ci 1600 navires ak 20 000 marines yoo xamante ni daal nañ leen di bloqué foofa ca détroit d'Ormuz ba ay explosion nag daal nañ koy nemmeekul toll ci ñaari explosion daal nañ koy signalé foofa ca île bu Iran foofu ca île bu Iran la ko waral nag moom xamaguñu ko ba tey jàpp nañ ne daal la ko sabab ab inconnu la waaye itam États-Unis ak Pakistan ba tey ñu ngay amal fermeture progressif du consulat bu États-Unis à Peshawar pour sécuriser la nga xamante ni moo di personnel ba jamono jooju nag foofa ca Taïwan 20 sorties d'avion lañ fa daal di nemmeeku d'avion chinois waaye itam 16 yoo xamante ni ont franchi la ligne médiane dans un exercice air-mer ba tey Irak ak PM Al Saidi moom nag nekk la force de Iran moom mu nga naan la force de l'Iran et la force de l'Irak moom mi jamono ji moom mi di premier ministre bu Irak moom daal nee na force doole Iran mooy doole Irak kon daal jëf ci mu ngi noonu moom mi di premier ministre bu Irak moo ko daal di wax di Al Saidi moom nag nee na doole Iran mooy doole ñi nga xamante ni ñoo di waa Irak ba tey dañ leen daal di tënk lenn ci li nga xam daal nañ koy wax ci li nga xamante ni rek daal nay gën a fës ci ak tënk rek maanaam ñi di waa Iran daal jamono ji ñu koy amal ay formalises ca seen contrôle ba nga xam ñu koy amal foofu ca détroit d'Ormuz ba ak ay pièges waaye itam di interdit waaye itam di amal ay menaces de riposte États-Unis itam mu ngay suspendre l'action militaire bi nga xam daal di woon na koy amal ak ay menaces am de reprendre les bombardements si l'accord échoué moom mi di États-Unis daal loolu la daal di xamle suspendre na li nga xam moo di action militaire bi mu namoon a amal muy opération Project bi nga xamante daal na ko amal bu Freedom bi foofa ca détroit d'Ormuz ba da ko daal di suspendre waaye itam di menacer ay bombardement bu fekkee ne amuñu benn accord boo xam daal nañ koy tënk Chine jamono jooju mu ngay soutenir ñii di waa Iran waaye ci diplomatie waaye itam di leen amal ay acteurs clés yoo xamante daal jamono ji moom la daal di jàpp ay statut yoo xam daal nañ koy ñeel muy cessez-le-feu bi nga xam daal nañ koy tien jamono ji mu ne station boo xamante ni très élevé en mer et dans les discours yoo xamante ni ñu ngi ko ci nemmeeku mel loolu moo fi gën a fës tey ci xibaar géopolitique ci station bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci Moyen-Orient bi ci guerre bi dox diggante Iran États-Unis ak Israël di leen jaajëful bu baax di wax ne way leen di abonné waaye itam di bës cloche notification bi di ko partager ba ñeneen mën ci daal di jot daañu ñëwaat ànd ak yéen ci yeneen xibaar jërë ngeen jëf